Assalamualaikum mbokk internet yi Kër Jeggi TV, comme j'ai l'habitude de dire safo yi soppe yi ak faale yi macha allah ñi nga xam ne ñi nga la jox seeni nopp tout le temps vraiment di bàyyi xel ci li ngay def, voilà di la encourager di topp sa ginnaaw loo soobu ñu soobu ci idée boo am ñu encourager ko. Amuñu seen fay, ñu ngi leen di remercier yéen ñépp, voilà di leen ñaanal yàlla na seen taxawaay yàgg ci Kër Jeggi macha allah ni ngeen may ñaanalee ma delloo leen ñaan gi. Tey nag dañu am mbégte ak contentement bu yaatoo il faut ma xaw a déplacer wu tuuti waaw kay. Mbégte ak contentement bu rëy la ñu am tey macha allah ci daje bi nga xam ne ñi ngi ko daje tey ak yéen. Ci suñu milieu bu bees bi, suñu local bu bees bi macha allah di ñaan yàlla yéen ñépp ngeen def ci ñaan yàlla dolli ci barke, parce que xëj na yàgg nañ ko bëgg mais tey la ko yàlla dogal macha allah. Yàgg nañ nag di dox ci déco di ci def ay prestations yu doy waar ñii di jënd seen kër ne ñu kaay xoolal ñu lan moo ci jaadu nga defaral ñu nga meubleel ñu jëndal ñu salon jëndal ñu chambre à coucher fa papier peint war a am nga def ko fa. Fa fleur wala ronquin yaa ko xam nga def ko fa nga war a teg vase yaa ko xam macha allah, parce que am na loo xam ne du luñ jàng duñu lu ñuy toppandoo ci kenn mais lu ñu yàlla may la don bu naturel la comme ni ma koy waxee. Amul tey lenn loo xam ne ñi ngi koy képpee ci suñu bopp ci décoration ci benn milieu jëm ci beneen déedéet fépp fu ñu dem li mu laaj loolu lañ koy jox ba ci décoration prestation yi ñuy faral di def ak jacuzzi beeg décoration chambre yi. Tey noonu la demee tey ci suñu prestation ameublement yi ñuy def nga xam ne boo jëlee sa appartement nga wooñu dinañ xam lu ci jaadu, boo jëlee sa kër nga wooñu dinañ xam lu ci jaadu. Voilà di ko def nag ak suñu sœur yi nekk fii di ko def ak suñu frères yi nekk fii ba pare di ci woo tamit ñépp ñoo xam ne ñi nga nekk ci biti, parce que macha allah gis naa ne ñi ci biti aussi ñu bëgg lu baax lañu, ñu bëgg bokk lañu, ñu xam lu baax lañu tamit macha allah qu'on se dise la vérité. xëy na jamono bi xaw na doy waar fi ñu toll ni mais terewut nag ku ne sañ naa bëgg loolu moom kenn du ko tere kenn. Gis lu baax it apprécier kenn du ko tere kenn, donc ku ne am na droit tey li nga xam ne mooy bëggal xolam mu di ci doxee lu ne. man nee naa leen dama bëgg tout ce qui est beau macha allah lépp loo xam ne danga koy xool ci ay bët muy neex ci xol ñun ci loolu la ñuy dox. Ba pare ñu wëlbatiku allié ko ak li nga xam ne xet gu neex lay indi fépp, ndax xam naa ne macha allah buñ ne madame Thioye ñu ne xet yu neex yi, buñ ne madame Thioye ñu ne xet yi baax yi macha allah may nangu tur boobu torop. Ñenn ñi di ci dem ba di ci sori di ci tuddee turi bu ne macha allah, mais sant yàlla la rek, vraiment sant yàlla la ndax tey li ñuy def bu leen neexul woon du ngeen ci jàpp ba mu yegg si fii lépp yokkute la macha allah ñuy ñaan yàlla rek ku ci nekk fa nga toog nga sànni ñu ñaan bu baax di ñaan yàlla tey lépp lu ñu sumb ñu yeggali ko ak allahumma salli ala sayyidina muhammadin macha allah. Ndax tey dafa am loo xam ne ci xol la ne te li ci nekk ci xol comme ni ma koy waxee à chaque fois dafay feeñ ci kanam dafa am solo. Xeeti baax yi day joxe gaieté de cœur, day dundal xol, day dundal ruu, da ngay dund àjjanay àddina te loolu dafa am torop solo. Ndax nee naa leen ku la teree dund ku ne mu ngi dund nañ jéem a adapté wu ci norme yi ak voilà norme yi ak principe yi nga xam ne moo ñu yóbbu ci ñu fàtte lépp luy métti, lépp luy jaxasoo, lépp luy jaxase suñu xol, lépp lu ñu indil déséquilibre ci suñu dund nañ ko daw. Parce que àddina bi dafa gaawee noo xam ne yàlla na yéex ci ñépp waaye dafa doy waar jaxasoo na. Donc nañu góorgóorlu ci suñu jaamu yàlla, góorgóorlu ci bégal suñu bopp ci xeetu baax yi daf ci am torop solo ci côté yépp nag, ci côté yépp bàyyiwuñ benn côté. Looloo tax tey ñu ñëw ci yaatal ko parce que indi suñu bagage directement mën a jaay, mën a orienter nit ñi ci idée déco yi, mën leen vraiment coacher ci côté yépp, parce que macha allah coaching matrimonial bi moom mu ngi bëgg a mokk jéeg yépp xam nañ yoon bi ku ci nekk ngi jël sa rendez-vous pour am sa benn tête-à-tête wala sa benn entretien téléphonique via WhatsApp wala appel normal ak madame Thioye. Loolu moom jéeg ji yépp ku ci nekk tey jii xam nga nu muy doxee, ñu ci gën a bari tey seddu nañ ci macha allah. Loolu nekkatul débat comme on dit, mais fi ñu toll nii quand même macha allah ci côté décoration bi dañuy soxla assistance. Ndax dafa bari tey ñoo xam ne dañuy sax am dooley am matériel yu baax mais lal bi kese duñu xam tey nuñ ko war a monter ba valeur yi lal bi génn.
yan accessoire la lal bi war a àndal ba valeur u néeg bi génn, yan accessoire yan couleur voilà moom la war a harmoniser pour mu mettre en valeur néeg bi génnee gaieté bi génnee valeur bi dafa am solo. yooyu yëpp ay astuces yu sew la yoo xam ne xam ko moo gën bañ koo xam voilà ci lu wér, parce que bëri le bagage mën a organiser bagage moo ko gën voilà am matériel mën ko organiser moo ko gën, parce que ki xamul sax da ngay gis chaque fois mu ngi taqale di def yu aareem yoo xam ne daf ciy génn te amul bien que amul mais xam na quand même, parce que mu ngi dox toujours ci li nga xam ne moom mooy indi ci neex-neex ci xolam, moom mooy indi luy rafet a gis, moom mooy indi li nit ki di contempler muy attirer attention kooku macha allah. tey nag ki nga xam ne wax dëgg yàlla ñàkk ko lu mu romb jënd ko mais mënul sax xam tey lii place am fii la war a ne, lii fii la ëppee valeur, couleur bii mënut a ànd ak couleur bi dafa am ci boppam. soo gisee suñu naka la responsabilité ci loolu bari c'est parce que yéene bi ñu yéene moo ëpp macha allah. suñu sañoon tey jeeg bu ne dañ koy jox ay certificat ci moment bu ne dafa am solo waaw ki mu nekkal di ko respecté di ko honoré saa su ne ñun dañuy bëgg loolu, parce que lépp ci jëfam la. nit du def lu dul lu mu xamul voilà nit ni mu toll rek lay jafe. donc dañuy bëgg valeur yi jigéen bi di génn carrément ci lépp luy matériel li ko wër ci këram, parce que ku taxaw ci seetu sa bopp rek ngay gis. donc loolu dafa jar a bàyyi xel, daf ci am trop solo. nee naa sañse bi dafa war a commencer ci drap de lit bi, dafa war a commencer ci cet gi ci néeg bi, ci moquette ya nga war a lal, coussin ya nga war a tekki sa ay fauteuil ya ki lal voilà noo war a def sa coiffeuse ba ci salle de bain ba la ca war a dem. dafa am solo ndax loolu yëpp ci la bokk. buñ ne lii c'est privé man rek maa ko moom donc amul problème, booba la am problème, ndax yow balaa ngaa bégal kenn ci lépp luy rafet ak luy neex yaa ca war a njëkk a bég d'abord. donc charité commence par soi-même comme on dit macha allah. ba tax na nag dañu ñëw annoncer leen la bonne nouvelle. showroom Kër Jeeg ji ubbi na ak ay xeeti baaxam yoo xam ne kenn dootu ko nattamle macha allah ci lépp loo xam ne décoration la lu jëm ci seen kër ak ameublement. bàyyiwuñu dara, chambre à coucher, salon, naka la table à manger, moquette yi voilà télévision yu baax yi macha allah ba ci matériel électroménager yi loo leen ci bëgg yéenay bañ. te li ci gën a neex mooy dañ ci fas yéene liggéey ak yéen ci sens boo xam ne tey dina oyof pour ñëpp, même ñi nekk dans le diaspora. parce que xëj na tey xëy génne yenn montant yi jënd dara dina metti, mais bu fekkee ne def nga sa estimation mun nga def par tranche tey def ko comme sa genre tontine personnel boo xam ne di nga mën a dajale say bu yëg say daxaar ba mu mujj a nekk dara. parce que ku ne xam ne jamono bi fi mu ne nii pour yëkkati benn montant def ko ci dara dafay xaw a metti macha allah. bu ngeen xoolee même ba ci table à manger yi pratiquement yu bari gars yi def nañ ci option bu commencé ko verser. te noonu lay demee soo versé benn moitié bi mois bi ba ca des nga def bële boo ko mënut tamit ca na nga ko mënee ngay def la ngay am avoir ñu la koy bindal bu sottee ba nga xam ne am naa fi temps laa koy jël. ku nekk mën na am loolu, parce que man possibilité boobu laa bëgg offrir jeeg ji ku ci nekk mën a am bagage am wax dëgg yàlla te mu bañ a diis ci moom. ndax loolu boo ko dee def di nga am sa matériel te du metti. comme ñun ñëpp bëgg lu baax nañ xool nu mu gën a oyofee pour ñëpp, ubbil nañ leen buntu ci loolu. képp koo xam ne am na matériel boo bëgg ci kër jeeg ji mën nga jokkoo ak ñun, la nga bëgg nga commandé ko, nga joxe sa acompte ngay fay ndànk-ndànk incha allahu rabbi. saa yu sa xaalis matee sa matériel nga jot ci fekk na dajale nga te yëguloo ko macha allah. te bu boobaa it boo defee option ci matériel moom ngay am. bu dul loolu bu dee da ngaa am avoir ba nga xam ne tey am nga fi benn montant x nga ne da nga ko bëgg jël bagage day nekk ci sa libre choix. lépp loo xam ne gis nga ko fii te nga bëgg ko sa bagage la nga jël ko ci sa montant bi nga am ci sa avoir bi comme on dit voilà macha allah. yaakaar naa ne loolu une petite parenthèse la, mais il fallait que ma introduire ko parce que noonu laa fas yéene liggéey ak ñoom li des ci sama kanam ci xeetu baax yi nga xam ne day diis ku ne jóg rek bëgg a dem jëndal boppam macha allah. xam naa ne ñu am jom lañ, ñu ngi ci tontine yi, ñu ngi ci dajale bi, ñu ngi ci lépp loo xam ne dafay indi équilibre ci biir kër gi, di jàppale alaaji bi di def seen ay surprise yu baax. ba tax na kër jeeg gi dafa jóg pour jàppale jeeg gi ci loolu, duñ ci tegg benn yoon seen tànk. ma bëgg sama caméraman jege ma
ma defal leen briefing defal leen benn présentation ci matériel yi nga xam ne tey exposé nañ leen ko fii ci showroom Kër Jeeg gi nekk Mariste soriwul nag boutique Kër Jeeg gi ma doon wax ne moo ko école japonaise bi ñoo jàkkaarloo mais tey dama naan leen après jumaa ji nga xam ne moom ak hôpital bi ñoo dend c'est-à-dire boo rombee kii bi école japonaise bi da nga ciy teg hôpital Mariste bi après hôpital Mariste bi yaa ngi ciy teg jumaa ji ci angle jumaa jooju nag bu fekkee sens boobu nga ñëwee moom ngay tourner rek sa droite voilà nga def tout droit première intersection deuxième troisième boo xoolee ci même alignement bi troisième maison à droite voilà mu ngi dinañ leen jëlal façade bi pour ngeen gën a am orientation ba nga xam ne ku ci nekk tey dina mën a ñëwal boppam ba fii dinañ activer GPS yi aussi pour ñëpp mën a ñëw parce que bëgg nañ def journée porte ouverte ñu ngi ciy xalaat mais pour le moment ak Covid bi ni mu demee nii bu ñu sañoon même bu ñuy am visite day nekk visite yu bañ a di dajaloo ak yooyu su ko defee dinañ am suñu temps parce que milieu bi ci la ñu ubbi bureau bi ci la ñu nar a se recevoir pour lépp loo xam ne moo jëm ci coaching matrimonial bi maanaam conseil bi voilà képp ku bëgg a ñëw tase ak yow fii lañ lay recevoir ndax moo gën a yaatu plateau la moo gën a yaatu ci ngay gën a nekkee à l'aise et en toute discrétion aussi ndax wax dëgg yàlla autorité yu bari macha allah ñi ngi may fréquenté tey te li may seetlu mooy ñu ci gën a bëri guddi kese la ñuy jóg dañuy xaar ba ngay waaj a tëj ñu woo la ne la maa ngi ñëw pour ñu wun fa wéet ndax duñ fa bëgg a nekk ak kenn wala ñu di leen xàmmeek yooyu ñu di leen ko nangul li tamit ndax jamono moo ni tëddee amul benn problème ñuy xamal ne ñooñu ñëpp dinañ nekk à l'aise ci lii parce que dootul métti pratiquement te di nga xam képp kuy ñëw di nga xam ne diwa ngi ñëw donc ku bëggu discrétion ku bëgg lu naturel en toute tranquillité ñu pelloo voilà di nga mën a ñëw fii fekk ma fi parce que xam naa ne fréquence bi fii lay ëppee macha allah léegi nag dama bëgg sama caméraman topp ma comme ça ma présenter leen li nga xam ne ko neneen loolu la yàlla dogal donc yéen wóolu leen rek xam naa ne wóolu ngeen sax ndax boobu ba léegi yéen a ngi ci gannaaw di ba ma xëkk pour que gunge macha allah du ngeen xaddi du ngeen tàyyi donc du ngeen ma gën a gore yi tamit macha allah damay ñëw ci sama tableau cristallisé yi nga xam ne c'est des tableaux de haute gamme macha allah très 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 joli ba pare li ci nekk ci classe moom dama leen di bàyyi ngeen apprécier seen bopp voilà fond bi couleur yi voilà design yi c'est vraiment macha allah man noonu laay choisir samay meuble en quelque sorte parce que tout le temps yaa ngi jouer ci atmosphère bi de sorte que dafa am loo xam ne day ñëw toujours di nekk benn nuance par rapport ak li ngay def de sorte que daf lay mën a arranger bu baax daf lay jàppale ci say choix daf lay jàppale ci say arrangement daf lay jàppale ci say organisation pour li ngay def mën a joxe benn forme macha allah gis ngeen ko noonu tableau bu nice la damay bëgg sama caméraman aussi dem ci tableau yeneen yi nga xam ne ay trio lañ dañuy njëkk a jëlagum tableau yi caam voilà comme yaakaar naa jël nga ko bi voilà mu ngoog tableau yi par 3 pièces la moom it bu ko zoomé di ngeen gis pièces yi ci biir voilà niñ ko cristalliser noonu brillance boobu mu am classe boobu mu am c'est vraiment macha allah très joli te fu ngeen ko bëgg it mën lañ leen fa fekk parce que niñ koy àmbalee buñ koy indi tellement macha allah ba tax na dana mucc ayib ci boobu ñu bëgg koo déplacer te yóbbu ko fu mu munti doon voilà. mu nekk comment ça s'appelle sorry. ba tax na gis nga tableau yi classe bi nga xam ne moom la àndal te ni mu ñëwee nii par trio nii lay ñëwee voilà c'est puis vraiment très bien fait bien fini tableau yu rafet la yu am valeur la macha allah foo ko fekk da nga respecté borom. ak jeu yi ñu def ci couleur yi wax dëgg yàlla macha allah kenn amu si dara lu muy wax comme on dit RAS voilà te c'est de très bonne qualité vraiment garantie macha allah de sorte que ñeme nañ ko wax dëgg yàlla ñeme nañ ko nu ne voilà ñeme nañ ko nu ne te xam naa ne mën nañ ci am design yu bari aussi yu ëpp yi mais comme dañuy exposer duñu mun a def lu dul wane une partie ba ngeen xam ne lii ngi fi voilà ñu di ko def vente par exposition pratiquement nga xam ne li ñu exposé gul duñu ko jaay pratiquement lu ñu exposé ba jaay ko ñu remplacer indi leneen pour ñëpp di mën a gisandoo li nga xam ne moo nekk d'actualité fii ci Kër Jeeg gi déco macha allah. donc yaakaar naa tableau yi jël nga yooyu voilà ñu dem parce que am na beneen tableau booy bu nekk na la sa ginnaaw mën nga dem jël yooyu xam ngeen
tableau une pièce bi voilà dama leen ci wonoon beneen unité unité 5 boo xam ne dafa vertical voilà ma wonaat leen ci beneen boo xam ne dafa horizontal aussi ñaari forme la am nañ ci forme bu verticale am nañ ci forme bu horizontale pour ñi nga xam ne ak selon aussi espace bañ koy def tamit loolu yi daf ci am trop solo voilà daf ci am trop solo donc nga zoomé ko bu baax ñu gis voilà matériel bu ñu cristallisé bi noonu et puis toile bi moo nekk ci kaw aussi pour ngeen comprendre noonu parce que détaché wuñu kii bi toile bi ci kaw pour vraiment éviter poussière yi ak yooyu waaw comme ku ne day bëgg buy jënd mu jënd lu bees saak macha allah voilà macha allah c'est trop top comme on dit voilà c'est tout beau voilà. Lady boobu ak robam bu nice c'est tout beau j'aime bien ce tableau c'est trop joli ndax tableau dafa bokk ci liy génnee valeuru décoration macha allah daf ci am touche bu personnel bu muy indi moo tax waru ci mën a ñàkk daal waaw waru ci mën a ñàkk na ci am quel que soit genre tableau bi nga mën a am na coin yoo xam ne di fa def tableau day tax di fa xool muy rafet parce que di gis mur kese di gis lu ànd ak ay couleur ak dessin yu rafet ak ay voilà dafa gën a neex ci bët dafa gën a rafet ci bët macha allah. voilà bu ñu paree ñu dem ci yeneen tableau yi peut-être moo gën a simple amul cristal comme yeneen yi mais par contre c'est des tableaux moom tamit macha allah tout beau. voilà avec de jolis design voilà yoo xam ne moom it selon seeni couleuru déco ci kër gi dinañ mën a choisir xam coin yi ak recoin yi yan moo ci dem voilà tableau yi mun na dem ci salon mun na dem ci espace familial mun na dem ci escalier yi voilà marche escalier yi noonu mën na am tableau yu rafet yu ñu koy accompagner pour accompagner marche bi parce que man daal daf may neex tout le temps ngay gis yoo xam ne day neex torop ci xol bi donc mën nga ma zoomer tableau yi one by one comme on dit comme ça gars yi gën a am une idée comme li may faral di wax rek ku ci bëgg rek mën nga capturer envoyer ñu su ko defee bu ñu ci jubboo ñu daal di la koy livrer loolu moom amul benn problème parce que maa ngi yéen xamante nañ et comme d'habitude tableau yi foo leen bëgg mën na leen fa fekk ak lépp lu fi nekkan foo leen bëgg mën na fa nekk amul benn problème voilà fu ngeen ko bëgg rek mën nañ leen ko fa installer te li ci neex mooy su ngeen bëggee mën nañ leen accompagner ci décoration boobu au point où bu ñu leen jaayee dinañ étudier milieu bi ngeen ko war a def comme ça dinañ xam foofu ndax war na fa mën a dem ndax leneen moo fay dàq voilà ndax foofu mooy place am exactement lu mu war a àndal ou pas parce que yooyu yi tamit daf ci am solo nee naa leen il ne suffit pas d'avoir juste le matériel il faut aussi par étude ñu mun a xam li nga yor pour defar ko fan la gën a rafetee lan la gën a àndal ak naka nga koy defee dafa am solo voilà milieu bu nekk ak li mu laaj comme on dit des na beneen tableau sa ginnaaw voilà waaw bi tamit c'est un tableau très simple mais c'est très joli tamit machallah avec une très bonne matière voilà et un très beau design comme on dit parce que tableau bi toujours li koy valoriser rek mooy la muy dendal la nga koy booleel ak fa nga koy teg voilà daf ci am solo donc ci couleur yi nga joué ci voilà joué ci milieu bi daf ci am torop solo ci design bi et tout ndax tey couleur yi nekk toujours ci fond bi mën na refléter ci yeneen articles yi nga xam ne ñoo koy jege supposons fleur bi ak yi dinaa ci dellusiwaat voilà comme ci vase yi laa commencé dama ci tableau yi damay yem ci tableau yi dans un premier temps mais pour vous dire que ne on est des pros ci loolu macha allah ñu bari nangul nañu ko ndax bari na tey kër gooy dugg mu rafet Dakar am na luñ ci def am na luñ ci andi voilà suñu fournir tout matériel it am na luñ fa dugal te it suñu idée toujours dafay contribuer ndax fu ñu toll ñu ngi woote appel vidéo di laaj lii fi ma ko teg baax na est-ce que mën naa ko déplacer est-ce que tableau bi fi ma ko def mooy place am sama table à manger est-ce que fii laa ko war a teg ñu ciy sawar loolu tamit di ci accompagner nit ñi parce que bu ñu gisee koo xam ne dafa bëgg lu baax du dox ci lu dul lu baax kooku macha allah mën nañu jëlal temps bu bari parce que ci loolu rek ci lañ sawar ci loolu rek ci la ñuy dox ndax suñu àddina yëpp pratiquement ci loolu la
ñun dañ bëgg lu rangé lu organisé wu lu set lu rafet a gis dafa am solo macha allah.